salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum internaute Marodi TV yëpp man la Awa Diagne maay interprété rôle Kiné ci série Pod et Marichou. Awa Diagne ñu gën la xam ci rôle Kiné ci Pod et Marichou ñu xamee la benn look branché bu aado sol jean body tey ñu gis la nga sol yëre olof ban image nga bëgg a wane fi. man nag dama yàgg bëgg yëre olof damay ñawlu yëre olof tout le temps moom laay gën di sol sax je peux dire parce que sama génn yu bëri yëre olof laay sol te dama ko bëgg mais su ngeen gisee may gën a sol jean je peux dire que ne jean sax moo ma gën a jàpp que beneen tenue dama siy nekk à l'aise aussi en plus ak sama rôle mën naa ne que ne ni mu mel noonu bu ma doon sol yëre olof mën naa ne que ne du ma Kiné ni mu mel du ma ko refléter quoi moo tax may gën di sol jean mais jean tamit bëgg naa ko trop. mais ban nga gën a nekk à l'aise. ñaar yëpp dama siy nekk à l'aise. d'accord nga nekk actrice de cinéma ci Pod et Marichou saison 1 bi yaa ngi ci woon. saison 2 bi ñu gis ne da nga yéex a dugg ci épisode yi. lan mooy expliquer loolu est-ce que da nga amoon lu la tee wala scénario bi moo ko laajoon. mën naa ne que ne aw ma woon am naa lu ma téye comme aw ma woon lu ma téye parce que ba may dugg ci série bi maa ngi doon jàng donc am naa lu am mën naa jël prétexte boobu mais musuñu ma signaler que ne tamit loolu noonu dafay bokk ci scénario bi donc man dama considérer que ne ci scénario bi la bokk te man comme actrice yëpp je peux dire xaw ma suite scénario ni ko nit ñëpp seetaanee gis Kiné dee na noonu laa ko seetaanee gis Kiné dee na. d'accord léegi nga ne da nga doon jàng lan ngay suivre. man droit laay suivre je viens d'avoir mon bachelor en droit des affaires en plus je faisais un autre diplôme en droit international. lan moo tax nga tànn droit. lan moo tax ma tànn droit mën naa ne que ne sama passion la te dama nekk ci famille boo xamante ne nii presque ñëpp loolu la ñu def te waaye xooluma loolu droit sama passion la ba ma nekkee xale ba tey dama koy wax sama entourage xam nañ loolu samay amis proches wax nañ loolu dama mës a bëgg nekk juge dama koy wax mais dañuy sabablu rek yàlla mooy dogal xaw ma sax fan laay mujjee mais loolu sama passion la lu nekk ci man la. d'accord nga dugg ci droit parce que sa famille yu bëri dañ ciy yëngu. non sama passion la. aussi sa passion la mais est-ce que newul aussi da nga bëgg a défendre benn cause boo xam ne da la mettre ci société bi. mais bien sûr boo bëggee nekk comme li ma la wax nii juge laa bëgg a nekkul ne damay bëgg nekk juge pour comme voilà di trancher ay litige mais bëri na ay affaires yoo xamante ni dama koy gis ci société sénégalaise mu soof ma. ku ma sañoon comme yan fait ngay dénoncer. comme yan fait je peux dire violence faite aux femmes mais seetlu naa tamit Sénégal fii jigéen boo laaj mu ne la violence faite aux femmes mais man cadre bi ma koy jëlee mën naa nekk ne c'est un peu différent parce que violence faite aux femmes c'est large dafa bëri na du violence boo xamante ne nii rek c'est physique bëri na donc ay mutilation génitale yooyu yëpp ay violence faite aux femmes la ci cadre du sëy discrimination maanaam discrimination bu nekk boo xamante ni jigéen daf koy subir te dañuy xool ne par exemple jigéen buy sëy dañ koy wax ni muñal lu tax duñu wax ko góor ki muñal yooyu noonu yëpp ngeen baal ma xaw ma nag ndax am na ñoo xam ne duñu partager avis boobu mais man yu bëri loo xamante ne nii la vraiment su ma sañoon du am mais aussi am na leneen booy combattre ay cause peut-être nga adhérer ci benn association yooyu noonu ay humanitaire yooyu man nag musuma adhérer ci yooyu parce que bëgguma di def dara du am aboutissement bu may def dara damay fekk mu mën ko ma xam ne lii su ma ci defee dinaa ci arriver te day doon combat boo xamante ne ni day nekk sans fin mais li ma wax noonu ça me tient à cœur. d'accord à part juge bi nga bëgg a doon est-ce que amul yeneen métiers yoo bëgg a nekk. ci biir droit man du su ma doon choisir beneen kii dinaa nekk ne conseillère juridique laay doon parce que damay bëgg di ñu may laaj ay questions ci ay droit ay yenn notion ma ciy développer ay ci yenn domaine ci droit loolu je peux dire ça ak li ma nekk nii muy actrice. d'accord léegi nga wane fi ay valeur ay qualité yu bëri. léegi yow lan mooy sa défaut kon. sama défaut dama rancunière man damay téye mer ba pare dama orgueilleuse damaa rëy loolu mën naa ne que ne mooy sama défaut yi man dama koy reprocher sax sama bopp yenn saa yi damay def yenn dara nit daf may def
ma réagiré nee na noo xamante ni man sax du ma neex mais dama naan mënuma parce que sama caractère la noonu laa mel. est-ce que am nga ay xarit kon. am naa meilleur ami muy sama yaay mën naa ne que ne lu ma yendu suba ba ngoon lu mu ndaw su ma eggee dama ko koy nettali sama yaay mooy sama meilleur ami mais am naa ay amis proches parce que am na yenn yoo xamante ni il faut nga nekk ak ay nit yoo xam ne yéen a tolloo âge ngeen ñi mën a di partager ensemble am naa ay xarit yoo xamante ne nii samay mën naan samay waa classe am ñoo xam ne samay amis d'enfance la. yu góor yaa ci ëpp wala yu jigéen ñi. góor tamit nag am naa ay xarit góor yu bëri ndaxte damay waxtaan ak ay góor pour mën di xam parce que jigéen mooy loolu ñëpp yemuñu ku nekk intention bi tamit bokkul mais góor yi da ngay waxtaan ak ñoom en toute franchise le contraire de beaucoup de femmes moo tax may waxtaan ak góor te am naa tamit ay xarit yu góor. léegi nga wane fi benn fille bu engagée nga bëgg a changer yu bëri ci société bi nga wuteeg ay jigéen yu bëri. yu bëri dañoo bëgg facilité yu bëri di maraan. ban jàngat nga ci am. ah loolu tolluwaay la rek loolu tolluwaay la te mën naa ne ko tamit sa éducation la bu fekkee ne da ngaa tàmm dara doo ko mën a bàyyi mais du ma fi toog tamit di juger kenn ku nekk yow yaa xam say raison ba mu jaral la ngay mbaraan ñeneen tamit ñoo xam seen raison lu tax ñuy yem ci benn góor seen tolluwaay la rek ku nekk tamit ni nga yaroo ak ni nga mel noonu rek ngay jëfe mais boo amoon benn conseil bay jox jigéen yooyu di dajale ay fan lan lay doon. ah bu fekkee ne mën nañ koo dékku kay luñ ci góobe rek nañ ko mën a gar dara moom soo ko tàmmee day des doo ko mënati bàyyi bu fekkee tàmm nga mbaraan doo ko mënati bàyyi même mun nga dem ci sa biir daf lay rattraper. d'accord ngay wane benn femme bu brave boo xam ne dafa doon militante mais est-ce que góor yi dinañ ñeme lool ci yow. góor yi dinañ ñeme lool ci man ah je ne sais pas parce que man dama bëri caractère te damaa bëri fulla nu ma ko nëbb damaa bëri fulla mën a ñàngal góor sax damay romb bëgg ma aborder wala pas aborder sax ñëw comme ni mais bëgg a waxtaan ak man mais du ko mën ñu bëri dañ ma koy signaler dañ may wax yow da nga bëri fulla da nga bëri nii mais sama nature la. donc tu es en couple. bien sûr. d'accord léegi nga nekk benn célébrité ñu bëri xam la léegi est-ce que doo tiit des fois par exemple ñu bindal la ci internet bi dara loo xam ne defoo ko yu demee noonu. non du ma tiit boo tiitee kay dafa fekk ngay njott ne am na loo def man du ma tiit ci yooyu mais tamit benn instant danga naan bu fekkee ne yow yaa décidé exposer sa vie yow yaa décidé yow yaa jël engagement ne yow tey da ngay feeñ ci télé faut s'attendre à tout mën nañ la fexeel mën nañ la defal lu ne loolu ay lu am la mais bon man tiituma loolu pour ñu génneel ma dara loo xamante ne ñu ne man maa ko def man ma def tiituma loolu. d'accord léegi loolu bu la dalee situation bi noo koy gérer. loolu su ma dalee nu ma koy gérer mais naturellement du ma xuloo du ma xeex parce que ñiy toog di bind seen ginnaaw clavier lañ toog di bind lu leen neex yow nga am sa vie am say préoccupation da ngay jàll rek bàyyi loolu ci ginnaaw. d'accord mais est-ce que am na loo mës a def ci àdduna loo xam ne bëggoo sax di ko fàttaliku. déedéet. amoo benn mauvais souvenir boo xam ne bëggoo sax mu jaar ci sa esprit. macha allah awma benn mauvais souvenir boo xamante ne nii man def naa ko bu ma ko xalaatee may am ay remords. kon ban beau souvenir boo xam ne neex na la trop nga mu ñëw wax tey. ban beau souvenir bëri na mais damay wax bi gën a récent bi may graduer bi ma amee sama diplôme di graduer ma tourné gis sama papa gis sama yaay gis engouement biñ ci am gis ni nu fierté bi ñu am loolu boog mën naa nekk ne fi mu nekk nii damay wax sax ni que ne lu mu ndaw am na lu ma réussir ci sama vie te loolu mooy sama objectif rendre leen fier mën naa nekk ne loolu fi mu nekk nii mooy mon plus beau souvenir. mais lan moo tax nga engagé wu trop ci sa jàng est-ce que pression yu parents yi la teg wala yow sa part bopp la. du benn pression volonté la rek dama koo bëgg xam nga am na ñoo xamante ni dañuy bëgg jàng te duñ ko mën am na ñoo xamante ne ni contraire bi man nag dama ko bëgg te man su may def dara bu nekkul jàng sax ak domaine bu mu mën ci doon man awma demi mesure su ma nekkee ak samay nawle ci dara dama naan ñi ëppalewuñu ma dara donc pourquoi pas lii ñu mën a def ñu réussir ci man
lu tax ba man duma ko def donc loolu moo tax ma ko gëm rek. ban message ngay jàll jigéen yi lay seetaan. jigéen yi may seetaan maa ngi leen di nuyu voilà di leen wax ne ñu dund seen vie ñu gën a gëm seen bopp xam seen bopp voilà sopp naa loolu ci jigéen torop bien vrai que nag kenn parfait wul ba si man nii am naa ay sikk keneen tamit am na ay sikk mais nit ki daal ngay gëm sa bopp rek incha allah yàlla dina la jàppale. ki ne lan mooy say projet. samay projet bëri na parce que déjà maa ngi si série te lii musuma woon xalaat ne que ni dina bokk ci sama àdduna moo tax it dama naan moo tax sànq ma ne la dañuy sabablu rek yàlla mooy maye xaw ma sax man lan laay nekk ëllëg lii dafa ñëw nii te au fur et à mesure ma ci dem ba ma siy dugg aw ma ci woon aw ma ci woon enthousiasme bi mais dama dem ba si biir affaire bi di ñëw di dem ba léegi dama ko bëgg ba damay yàkkamti ñu woo ma tournage donc bëri naa ay projet te bëgg naa tamit ma réussir ci toll si fenn fi bëgg naa tamit ci li ma nekk muy sama jàng ma def ci ay projet comme li ma ko doon annoncé tonto ma eggali sama jàng réussir incha allah. lan mooy sa mot de la fin. sama mot de la fin maa ngi leen di remercier pour interview bi di remercier équipe Marodi yëpp équipe technique Pod et Marichou yëpp man tamit maa ngi leen di remercier di remercier sama famille samay parents sama papa ak sama yaay ak sama sœur.